أن رمضان يجمعنا. alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax gannaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala te julli ci ngën ci mbindeef di ñaan borom subhaanahu wa taala mu defal ñu jàmm, yàlla mur ñu ak yërmandem waaye barkelal ñu ci lépp loo xam ne ñu ngi ciy yëngu rek yàlla defal ñu si barke. borom bi subhaanahu wa taala moo ñu baaxee l'islam bi ñu koy sante saa su ne. ñiy dellu ak yéen encore ci suñu émission Shumuliyatul Islam, la globalité de l'islam, émission numéro 6 di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq. bi wees ñi ngi yamoon ci borom bi subhaanahu wa taala muy wax ni wa raditu lakumul islaama diinan. l'islam boobule moom laa leen gërëmee, képp ku ci ne rek gërëm naa la. ku bëgg ma gërëm ko, ku bëgg am satisfaction, ndax radiyallahu anhu wa radu anhu dafa am fu ñu jaar ñoom ñaar. waaw dafa am fu jaar jaam bi ak yàlla jaar, fu yàlla jaar ak jaam ji ba loolu am ci dundu àddina bii nii tamit. bu ñu bëggee am loolu, ñu am radiyallahu anhu wa radu anhu boobu tamit, l'islam si la ñuy tënku. suñ ci tënkoo rek ñu daal di am loola. kon yàlla nañ ko yàlla defal. kon ñun ñëpp ñu am yaakaar, ñu am kóolute, am thiqa billah na ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne yàlla da leen gërëm ci àddina seen dund. li ko waral mooy ba ñu tënkoo ci diineem bii nii. kon yàlla nañ yàlla tënk ci diine, defal ñu fastaqim kama umirt. waaw na nga tënku, na nga jub comme nuñ ko sante. kon teraanga boobule, satisfaction boobu, globalité boobule, yàlla nee na suñ ko bëggee xam nag lenn rek la ñuy def. clé bi benn la, du ñaar, du ñett, du ñeent, benn clé rek la am, mooy jàng, mooy iqra, jàng téere yàlla ji. boo jàngee téere yàlla ji, moom aaya bii njëkk wàcc moom moo lay wax ne jàngal iqra bismi rabbika alladi xalaq, jàngal ci turu borom bi nga xam ne moom moo bind. balaa ñoo ñëw ci création leneen ak leneen, alquran jooju moo lay wax mission wu doomu aadama lan ak lan la ci kaw suuf. mu lay wax ne ñeentee ngi nii mooy mission wu doomu aadama ci kaw suuf. ñeent yi bi si njëkk mooy mu ne la al ibada, mooy li tax yàlla bind nit ak jinne mooy ngir ñu jaamu ko. ñu jaamu ko pour qu'il adore. waaw adorer à la raison de notre création. donc loolu tax yàlla binduñu. yàlla ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ñaareelu mission bi yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci kaw suuf mooy al xilaafa. waaw al istixlaaf, muy gérer suuf si, dundal suuf si. gestion bi nga xam ne moom la suuf war a am, doomu aadama wutu fa yàlla ci waxin. ndax nit moom mënta, wala mbindeef mënta wuutu yàlla ci lenn, waaye cër la bi yàlla jox doomu aadama, baaxe ko karaama bu mu ko defal. mu jël suuf ak lam ci def yëpp mu jox ko mu ne ko géral ma ko, doxalal ma suuf, waaye nii ak nii ak nii. moo tax mu ne wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa. ci beneen aaya mu ne thumma ja'alnaakum xalaa'ifa fil ardi min ba'dihim linandura kayfa ta'maluun. gis nga kon suñu borom subhaanahu wa ta'ala wa huwa alladi ja'alakum xalaa'ifa al ard ñëw na ci beneen aaya. moom moo ñu def ñoo xam ne ñun ñoo koy wuutu ci kaw suuf. kon ñaareelu mission doomu aadama mooy doxal suuf si, gérer suuf si. ñetteelu mission bi aussi alquran boobu yàlla ne nañ ko jàng. suñu bëggee xam ne diine ji mat na wala matul, diine ji bàyyi na xel lépp wala bàyyut lépp xel, diine ji global la wala du diine bu global. borom bi subhanahu wa taala muy wax ni wa ansha'akum min al ardi wastaamarakum fiha. kon ñetteelu mission wu doomu aadama ci kaw suuf mooy mu tabax suuf si, mu construire suuf si, mboolem xeetu infrastructure. waaw mooy lépp loo xam ne wàllu infrastructure la
architecture tabax dañuy wax nu mu tëddee sax maçonnerie nit taxaw ko ci kaw suuf waaye lépp rek mu jaar ci yoon mu jaar ci norme yi nga xam ne procédure yeeg processus yi ñu respecté ko moo xam boo xam ne seen diggante ak borom seen diggante ak borom bi la moo xam seen diggante ak ñoom la moo xam suuf si tamit na muy doxee su système bi ko yàlla bindee nga xam ne du ñu yàq écosystème bi du ñu yàq li ñuy wax jaww ji du ñu yàq climat bi waaw li ñuy wax réchauffement xaw ma naan climatique beeg yooyu li koy indi yëpp duñ ci dugg kon huwa ansha'akum min al ard yàlla moo ñu bind ñu jóge ci suuf maanaam ci bant ci suuf ci turaab ci tiin ci la ñu yàlla bind waaw turaab buñ ko waxee muy suuf waaw tiin muy ban boo xam ne c'est-à-dire suuf soo xam ne dafa jaxasoog ndox ñu ne ban la kon yàlla ci loolu la ñu bind kon loolu matière boobu ci suuf la ko jëlee kon ci suuf lañ jóge ñun doomu suuf lañu kon gannaaw loolu nag mu dénkaat ñu suuf ne nañ ko tabax nañ construire suuf si kon bâtiment yi ñuy tabax yëpp ci mission doomu aadama la bokk tali yi ñuy rëdd di ko xotti di defar pont yeeg tunnel yeeg yëpp ci mission doomu aadama la bokk moo tax bu ñu comprendre l'islam day tax ñun du ñu bàyyi dara day tax suñu réew Sénégal mii bu waa Sénégal comprendre woon l'islam dëgg mooy dootuñu jaar ci benn tali mu am pax wala kër dootul am mooy problème mu ni ñu koy wax embouteillage bouchon bi kon dañ koy régler parce que wastaamarakum fiha kon imaratul ard mooy tabax suuf si tabax yoon yi te yooyu yëpp l'islam daf koo jàngale dinañ ko gën a yaatal ci kanam kon mbokk mi xamal ni sa mission ci kaw suuf daf cee bokk mooy nga defar àddina bi tabax àddina bi pas defar ki ne ci àddina kese doomu aadama kese maanaam yar ko jàngal ko kese déedéet mais weesu na loolu mais doomu aadama même moyen de déplacement yi nga xam ne ci boppam da koo soxla ci dundam waaw yépp moyen de déplacement yi xeetu transport yi waaw les modes de transport yépp l'islam daf koo jàngale te alquran indi na ko sunna indi na ko waaw moo xam transport logistique bu mu mën a doon muy ferroviaire muy aérienne muy maritime muy terrestre waaw yépp l'islam jàngale na ko kon mbokk yi 4e mission doomu aadama ban la te l'islam di ñu ko jàngal alquran wax ñu ko mooy luwaaye yi ñuy tëral suñu diggante ñun atte yi ñuy tëral suñu diggante ñun nga xam ne ay atte la yoo xamante ni dafay jege bakkan day menacer ay intérêt yu bari mu am ñoo xamante ni ñoom dafa am nu ñu benn ci seen tabia seen nature ñoom fu ñu nekk dañuy bëgg ñoom rek ñooy dund wala ñoom rek ñooy féete kaw wala du ñu bëgg a yemoo kenn tolloo kenn wala lépp lu ñu tëral rek ñoom avantage bi ci ëpp ñoom ñoo koy jël ñoo koy bénéficier wu bugguñu ku leen raw bugguñu yem ak kenn bugguñu niroog kenn am na koo xam ne tey bu amoon oto boo xam ne jënd na ko mu koy dawal ci koñ ba mu dëkk wala réew ba mu dëkk bu gisee keneen ku ko am wala mu yor ko rek mu changé ko dootu ko dawal parce que buggu tam yor loo xam ne keneen am na ko wala mën na ko wala yor na ko l'islam nag ba mu ñëwee nag moom dafa dindi loolu mu indi atte yoo xam ne loi yoo xam ne la ñuy jooy ñun suñu réew tey gis nga li indi fitna bi am fan yi wees yëpp du lenn dul rek ñu ne justice bi moom moo indépendante waaw maanaam justice bi loi yi dafa am nu muy doxee ak nañ ko tëralee loo xam ne gisuñu suñu bopp gis nañ ne dañ koo jalgati waaw kon jalgati boobu ci am noonu l'islam loolu la bañ moo tax 4e mission doomu aadama mooy loi yàlla yi mu daal di koy tëral ci kaw suuf appliqué ko ndax buñ ko tëralee rek ñëpp am jàmm du luwaawu Masamba du luwaawu Mademba du luwaawu Maxure xaw ma ni ko oustaz Alioune Sall manqué nuy di waxee du luwaawu Sëñ Mbaakool waaw Sëñ Mbàkke Sylla déedéet waaye luwaawu yàlla la wa anihkum alquran ne
wa anihkum baynahum bima anzala Allah wala tattabi ahwaahum. gis nga na nga atteew seen diggante li yàlla wàccee. waaw xool alquran li ma wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. noo leen mere aw nit wala ab kuréel wala ab réew wala ab système wala nu mën a doon bu mu tax ngeen jéng. xool leen fi dëgg nekk rek ngeen tëral balance bi nga xam ne moom moo war a am. ngeen équilibrer balance bi bu mu jéng bu mu weng bu mu demee boor. kon moo tax bu ñu nekkee ci réew wala ci ab àddina boo xam ne ñi nekkee ci côté pouvoir lu ñu mën a def wala ñu féete ab parti lu ñu mën a def rek ñoom amul lenn loo xamante lañ ciy fekk ak crime bu mu mën a doon. waaye keneen koo xam ne nekkul ci pouvoir ba wala nekkul ci parti boobule wala àndul ak kuréel boobule la mu def rek nu mu tuuti ñu atte ko wala ñu topp ko ñu bëgg koo punir wala teg ay sanctions boobaa nag lii rek lay indi. l'islam nag bokk na ci mission yi nga xam ne moom lay lijjanti régler ko ci àddina te àddina bu mu sosoo ba léegi problème boobu mi ngi fi te fii ak jógewu fi rek dañuy nekk ci ay problème moo tax réew yi développé yëpp loolu la njëkk lijjanti fexe ba justice sociale bi war a am ci réew ma ñu daal di kay verrouiller dañ ko verrouiller. boo demee tey tam bëgguma tudd ay réew demal États-Unis seen constitution kenn du ko laal kenn du ko jalgati ak koo mën a doon dañ ko verrouiller. moo tax demal réew ma dugg fa ndeysaan sëñ Mbàkke Sylla hafizahullah yàggul dem na fa waaw waaye gis nga lam fa gis wax na ko. waaw buñ doon nelaw ñun ay junni at ñun buñ doon liggéey ñoom ñiy nelaw du tax ñu dab leen parce que système bi dañ ko verrouiller dañ ko tëral boo xam bu am solo ba pare ñu yamale ñëpp. waaw dugg fa moo jafe waaye boo fa xasee ba dugg jeex na yow ak ka fa juddoo yéen a yem. loolu pour lan pour ñu am jàmm moo tax yàlla taxul ñu def ko yeneen bi taxul ñu def ko mbaax taxul ñu def ko de waaye dañ koo def ngir ñoom ñu am jàmm. dañoo xam ne fekk defuñu loolu du ñu am jàmm kon yàlla nee na pour addina bi am jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm faw ñu atte wala mu wàccee moom parce que moo déppoo ak li nga xam ne mooy bakkanu doomu aadama na mu war a doxee pour mu mën a am jàmm ak ruuxam ak lépp. kon moo tax wa anihkum baynahum bima anzala Allah mooy ñeenteelu mission bi. kon ñeenti yi mbokk yi buñ ko fàtte ñeenti yi moo tax yàlla indiñ ci kaw suuf. te leneen lu dul lii rek day dugg ci biir ñeent yi mooy ñu jaamu yàlla buñ ko ñu préciser ti julli jot nga jóg nga julli waaw weeru koor jot yàlla nañ ko fekkee soreetul wala ñu ko fekkee at yi baree bari laa bëgg a wax waaw comme ñi ngi ci biir yàlla nañ ko yàlla nangul. kon weeru koor boobu tamit jaamu yàlla la ibaada la tudd yàlla ibaada la joxe ay sarax génne azaka ibaada la. ñaareel bi moom mooy gérer suuf si na mu waree waaw nga xam ne yow buñ nee yow yaa fi wutu borom bi mooy li borom bi bëgg moom nga fiy def. ñetteel bi moom mooy tabax suuf si fexeel ba gox bi nga nekk yow fexeel mu mel noo xamante ne nit ñi bañ fa nekkee dañuy am jàmm duñu am lu leen naqari waaye dëkk ci kër boo xam ne dëkkandoo yi ñi ngi loru ndax yow dëkkandoo yi ñi ngi xat ndax yow sa kër jàmm amu fa waaye tamit dëkkandoo yaa ngi leen di lor waaye nag mbedd ba nga nekk ci boppam yaa ngi fay tuur ndox yaa ngi gas yaa ngi jël ay jalu suuf di teg di yàq yooyu bokkul ci li nga xam ne mooy ansha'akum minal ardi wastaamarakum fiha kon bàyyi ko xel kon bàyyil xel ne fa nga nekk yow da nga ko war a dundal. ñeenteel bi mooy da nga war a atte moo xam ne justice lay doon maanute lay doon doxal maanute ci kaw suuf. kon yii ñooy mission wu doomu aadama ci kaw suuf l'islam dañu ko jàngal alquran tënk ko ñi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu déggloo ñu diine borom bi subhanahu wa taala boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy bénéficier wu message de l'islam ci dégg ko ci comprendre ko ci jëfe ko ci jottali ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.